xam nga jamono yee ñu weesu kenn ci candidat yi nga xam ni ñoo yuutu Dakar juróom-benn yi muy Abdoulaye Diouf Sarr nekk candidat majorité bi ay ñooñum jóg nañu def caravane bu ñu tuddee woon Abdoulaye Dakar ko soxla dara fekku leen ci def nañ ko bi ñu ko war a defee jàmm rek tegu ci moom ci wàllu boppam semaine ba la ñu génn def na tournée moom it nemmeeku ñoo xam ni dafa jàpp ni war na def caravane dem nemmeeku leen saafonteeg ñoom léegi bu Barthélemy jógee ni da koy def ñu aaye ko ba fitna am ci ñu jàpp ko yóbbu ko commissariat ñàkk tollale boobu man laa jàpp ni mooy ndeyu bépp fitna boo xam ni am na xam nga violence d'État dafa mën a jur lu bëri ci wàllu fitna xam nga li xew keroog Kédougou ak Moustapha Guirassy maire boo xam ni maire sortant la nekk député yàgg a def ay élection waa kooku est-ce que xel mën naa nangu mu sàggan ba listam am ay jafe-jafe ba ñu koy neenal ci maire boo xam ne yow da ngaa war a bàyyi di laajaat ñu tollante la xam nga loolu day indi fitna gis nañ fi aussi yi fi xew ci suñu démocratie boobaak léegi boo jëlee loi sur le parrainage boo jëlee mbirum Karim Wade mbirum Khalifa Sall boo jëlee article L31 L32 nga xam ni def concerne ñaar ñooñu nga xam ni loolu tubaab naan déchéance électorale c'est-à-dire léegi dañ leen lànkal non seulement ñu voté wala sax ñu bokk ci vote ñuy voté la xam nga loolu boo ko jëlee tënk ay ak yelleefu nit def ko ni yow yaa yor état yow yaa yor puissance d'état dafay indi coow xam nga olof Njaay danaan borom caq du xeex ak borom baatu neen waaye man li ma nemee ko dafa mel ni Macky Sall mi yor caq bi dafa jël caq boobu sotti ko xiir di ko dóore ñi nga xam ni ñoom la jàkkaarloog ci langue politique yooyu nag day indi ay jafe-jafe ci ab réew mais yenn saa itam est-ce que opposition bi du si am part de responsabilité bu ñu xoolee lii xewoon àllarba benn génn bi ñu convoqué woon Barthélemy Diaz sa yoon ba mu dem ba xam ne dañ ko renvoyé au 1er décembre foofu noonu tamit gis nañ ne meloon na ni bëggoon na wëyal ak mbooloom ak nangam loolu yi tamit est-ce que yenn saa tamit l'opposition bi du si am part de responsabilité mais bien sûr acteurs yëpp ci am part de responsabilité loolu sax dafay permettre ma dellu si ci li fi amoon ci weer yi la ñu génn xam nga dialogue national def nañ ko daanaka ci at ak genn wàll wala luy jege ñaari at parce que dañ koo sumb bi ñu ko sumbee mbas mi dal ci kaw dëkk bi ñu ajandi ko ba mbas mi xaw a wàññeeku ñu yeggali ko muy daanaka lu jege ñaari at yoo xam ni acteur politique yëpp bi yoon sóobuwuñ noonu ci ay waxtaan xam nga loolu buñ ci jógee ñu teg ci ay diir ay xët-xët am ci mbirum fichier électoral ci mbirum inscription sur les listes électorales ci mbirum certificat de résidence da nga naan waa ani njëriñu waxtaan wi nga xam ni way politique yi ku jegi ak pouvoir bi bokkoon nañ ko parce que ñaar lañ doon séntu ci waxtaan woowu benn mu bañ a amati réeroo ci processus électoral bi acteurs yëpp déggoo ci ñaar mu indi kóolute ak dal ci acteurs politiques yi ba nga xam ni xët-xët yi ñuy nemmeeku tey du am mais dafa mel ni ku jégi comme pouvoir bi des fois daal dañuy nekk di jouer te defe naa loolu baaxul ci réew ku jégi bien sûr donc am na ci part de responsabilité bu fekkee yoon woon na la da nga war a wuy ji ci yoon dégg naa nag ci Barthélemy Diaz démb seetaan naa ko ci benn télé mu dellu si ci kàddu yi ma waxoon ni bi yoon sax dina dem ci audience su 1er décembre bi ñu ko convoqué muy lu am solo loo xam ni aussi mën na indi jàmm yëkkati na kàddu baalu aussi jagleel ko baayu Ndiaga Diouf bi nga xam ni yëkkati woon na kàddu yu tegginewul yóbbu jamale ko ci moom kàddu yu violent donc loolu mën na indi dal mais man daal li ma jàpp mooy responsabilité bi c'est partagé mais ki ci ëpp responsabilité encore une fois mooy nguur gi bu dalaloon rek confiance instauré wu entre les acteurs le sentiment que dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey le sentiment que administration territoriale justice bi ak même léegi boole nañ ci les forces de sécurité et de défense sentiment boobu nit ñi am ni ñoom dañu am fu ñu faxas féete bu dañoon rek réew mi am dal. si candidat bu mel ni Barthélemy Diaz est-ce que baax na si image am
ñu koy étiqueté yenn saa yi comme ku violent wala di ko gis muy jàppante ak ay alkaati yi wala di yëkk ay kàddu yu ñàkk seen saa yi jëmale ko say alkaati yi si wàllum image est-ce que loolu lu baax la si moom ku bëgg a yóotu bokk mooy bu Ndakaaru. voilà bu dee loolu baaxul dafa mel ni sax loolu la xam ba tax mu dellu si ci ay kàddoom parce que dégg naa ko sax démb mu ni bugguma ku ma solal mbubb bu dul sama bopp maanaam jàpp nañu sax moom ci wàllu boppam am na benn image buñ ko commencé coller image d'un homme violent d'un homme irrespectueux des institutions et ça c'est pas bon pour lui defe naa dem na ba yedd boppam xam ne bu fekkee nii la nar a wute Dakar defe naa sénégalais yu bëri duñ ko jox seen bopp parce que sénégalais yi nag am nañu fulla goo xam ni bu fekkee da nga nekk nitu fitna bu fekkee dañu seetlu ci yow fugg bu ëpp bu fekkee dañu yaakaar ni yow woyagoo yëfu xale ngay doxale wala que tu es trop violent souvent duñ la dénk li ñu moom loolu moom sénégalais yi am nañ fulla wuñ toll li ñu topp ci njiit ak wàll bu mu mënti doon mooy président de la république muy président assemblée muy ku yor maire yi di ko ut mooy nga am yar am teey am teggin te dal. am na nu jàpp te loolu nag ñëpp ko soxla ci kilifa. am na nu jàpp ne tamit li muy am jafe-jafe fu mu toll nii ñëpp di wax si moom mën na nekk atout pour moom loolu itam ndax jàngat la bu nu mën a téye. non defe naa jàngat boobu mën na def ba nii rek nit ñi di wax Barthélémy Dias à gauche à droite mais ca ña nga xam ni ñoom la ñuy woy majorité silencieuse muy sénégalais yi nga xam ni yënguwuñu ci parti politique kenn marche ñu génn marché kenn wowu lañ ci marche yu marche nekkuñu ci rajo yi di wax di fësal seen kàddu ñi ngi ni tekk toog seen kër ñooñu ñi ngi toog di ràññee ak di seetlu ci ñi nga xam ne ñooy daagaan seeni baat kan moo leen ci doy ci doxalin ci programme ci jikko bu ñu mun a nawloo ba dénk la liñ lay dénk ñooñu nag defe naa am buzz dans les médias wala génn di yëngatu taxul nga am leen li tax nga am leen mooy nga yor doxalin boo xam ni dal na seen xel gis nañ ci yow kilifteef gis nañ ci yow tey gis nañ ci yow maturité ak responsabilité ba buñ ci yeggee ñu mën a jël li ñu bokk dénk la ko parce que bu boobaa fekk na nga woon leen jikko ju leen doy. sànq yaa ngi koy junj borom càq bi sa Paris mu yëkk fa ay kàddu wax ne kenn mënu koo xokatal loolu tamit jur beneen série de commentaires est-ce que ab njiitu réew fu nga koy xaaree ku mel ni président Macky Sall war na mën a tenir discours bi mel noonu nan lañ ko war a jàngale. loolu li ma ci seetlu mooy ci diir gu gàtt président dafa def ñaari sorties yoo xam ni dafa contradictoire ak la waraloon sax mu jóg dem ca bitim réew yooyu bi ci njëkk mooy bu Dubaï bi. xam nga Dubaï dañ ni Expo 2020 Sénégal dem fa war a jaay boppam war a wane xar kanam goo xam ni dina tax nit ñi ñawloo ko investisseurs yi ñeme ko mën fee ñëw mais kàddu ga ñu gën a jàpp ca la fa président wax mooy suñu dëkk bi dafa am anarchie dafa am bordel dafa am pagaille atelier yeeg mécanicien yeeg à gauche à droite war nañ ko defal loolu du kàddu yu mu waroon yëkkati foofu. rawatina si biti réew. non seulement rawatina ci bitim réew mais ci exposition boo xam ni da nga faa dem pour jaay sa dëkk nga dem fa di xalab sa dëkk di génne loo xam ni bu ko ñooñu déggee du ñu sawar a ñëw sa dëkk xam nga loolu donc c'est contradictoire bii itam c'est la même chose la ko yóbbu woon ca Paris mooy dem ci ndaje boo xam ni dañ fa doon wax forum pour la paix. waaye yow ñu prier la ci manifestation boo xam ne jàmm lañ fay woote jàmm ci àdduna bi yëpp jàmm ci réew mi jàmm ci diggante réew yi ni ñuy doxalante mais jàmm itam ci réew bu ci nekk nga yëkkati fa kàddu yoo xam ne dafay yee fitna dafa contradictoire mais li ma la wax rek moo ci nekk c'est-à-dire loolu li muy wane mooy moom perception bi mu am ci pouvoir parce que bu ne kenn mënu maa xàqatal jamono yi may rawul woon dara sax nekk ci ku jege kenn mënu ma xokkatal waxatuma ak jamono ji nga xam ni lépp la sama loxo nekk loolu parce que noonu la ñu mën a tënkee waxam loolu mooy impression bi mu joxe mooy maa yor justice maa yor gouvernement exécutif maa yor administration territoriale maa yor surtout force de défense et de sécurité loolu yëpp ci man la féete donc man ku ma ragalul waroo maa ragal waruma la ragal mooy li ma la wax rek
la jël soppi ko xiir bëgg cee fas yéene jëflante ak ña nga xam ni ñoom la jàkkaarlool te loolu baaxul ci réew. mais bu ñu xoolaatee contexte bi est-ce que mënuñu comprendre propos président Macky Sall yi bu nekkee ne ay militants wu APR su ma ko mënee wax noonu ñoom la doon waxtaan ak ñoom si local yeeg yooyu est-ce que nekkul kon foofu moom jàppoon na ne peut-être mi ngi sa petit réew waaye mi ngi Sénégal parce que li mu doon wax ay sénégalais la ko doon wax jëmale ko si benn point. non xam nga man lan la nanguwul dédoublement fonctionnel bi ou dédoublement personnel bi c'est-à-dire des fois bu président waxee. bu fekkee dañ ko bëgg a layal ñu ni kat waxul en tant que président de la République waaye dafa wax en tant que président du parti non président moom ci wàllu boppam moo boole ñaari casquette yooyu téye ko donc bu téyee casquette chef de parti wala chef d'une majorité téyee casquette chef de l'État dafa war a xam ni lépp lu muy wax même bu jëmee ci wàllu politique même bu dee ay militants am lay waxal war na cee sóoraale cër gi nga xam ni moo ëpp ci cër yi ko yàlla jagleel muy cëru njiitu réew mi moom loolu daf ko war di doxaale di sóoraale ci ay waxam parce que ka ñu dénk nga nekk njiitu réew bokkul ak ka nekk ci kujje gi yore làmmiñam di wax di critiquer parce que moom dénkuñu ko dara yow niveau de hauteur ak responsabilité ak dal gi ñuy xaar ci yow parce que yow la ñu dénk te yaa njaboote ñëpp mais xaaruñu ko ci ñeneen ñi même bu fekkee ni sopp nañu ci ñoom itam ñu yiwil seeni kàddu yemale seeni kàddu mën a bañ aussi mel ni kuy défier le pouvoir